bokki Yéni Kaw maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax ci teeru bi ngeen ñu teeru tey fii ci Ngaro bi di wax ne desoon na tuut sàmba na duma wax bi présidente Adama Kane waxe ba pare ndax am na loo xamante ne répétition lay nekk mais li ñu waroon a wax yëpp mu di moom di El Hadj Daouda Ndione ak orateur yi jiite wax nañ ci mais da ngeen may rek ma gërëm leen sant leen ndax ku la defal lu mel nii kaar ak yéene génne seen alal jël seen doole mobiliser seeni mbokk ak seeni xarit ngir bés bi taaru ni tey dama ne mënuñu lu may gërëm leen sant leen di wax ne yàlla na yàlla def li ñu yéene si ñun yéene ko si yéen mu yegg ak jàmm le 23 yàlla na ko yàlla def. maa ngi nuyu kilifa yi Yéni Kaw yëpp di tàmbale si suñu papa Mbaye Jigal di ko ñaanal wér yàlla nag fi yàlla yàggal. di nuyu it suma magu bopp di kilifa kër ama kodd mu di Modou Kane Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ñaanal wér ak ànd bu yàgg ak ñun di gërëm it di nuyu ki nga xam ne mooy suñu imam di Mbaye Sendu yum maa ngi koy nuyu di ko gërëm bu baax a baax sama xarit la ndax ñun la woon fii ci école Yéni Kaw mu dëkk kër Ousmane Ciss fii Mbaye Send dañu yàgg man ak moom di nuyu di gërëm ki nga xam ne kenn la ci man mu di Assane Ndione di sama imam ñaanal ñu it bi ñuy tàmbali Assane ñu ngi lay nuyu di la gërëm di ñaanal soxna si yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu dellu siwaat ci sagoom ak njabootam yàlla na ko yàlla def di nuyu di gërëm képp koo xamante ne kii Yéni Kaw nga dëkk di wax ne ñi nga xam ne ñooy responsable lu Benno Bokk Yaakaar te ñu ànd fii tey te yàlla def mu guddi te it comme 21 heures jot na li gën rek mooy ñu gàttal wax ji moo tax ma ñaan sama doom soxna Pen sama jarbaat Fatou Thiaw Pouy ak sama doom Pëlendiir ñu may ñu rek moo wax seen kàddu ci turu Benno Bokk Yaakaar yépp di wax ne wax ji jarul a guddal fii ci Yéni Kaw dama yaakaar ne lañ daan def président wax nag Daouda Ndione wax ñëpp wax nañ ci lu ko raw la ñuy def ren bu soobee yàlla ci wate bi ñëw damay wax ne Yéni Kaw masuñ fee ñàkk benn bureau dañ ko mas di gagné depuis élection di am te bu soobee yàlla bii mooy rawaat gagné bi bii lay gën a leer. xam nga lu tax ma wax ne mooy gën a leer parce que dafa am lu am te masula am wax naa keroog ba ma seetee sama doom maa ngi koy gërëm di ko sant di Ndey Faatu ak jëkkëram mu di Arona ma ne leen dañ naan benn bato dem bato costé benn bato mooy dem junniy bato wala téeméeri bato ñëw costé moo am Yéni Kaw fii tey dama ne Ndey Faatu ak Arona dañu ngem bu fële sa kaw liggéey fa liggéey bu mucc ayib dajale mbooloo bu bari di ay jeunes andi leen si man ma téye leen ñu ànd ak ñun fas ke ñoo watal donc dama ne bu fekkee am na ku fi jóge Yéni Kaw dem feneen ñooñu rek mën nañ ko remplacer mais des na sama doom mi bopp mu di Xadi Jigal dellu siwaat taxaw nekk fi naam mu ngay liggéey mais mobiliser ànd ak magam mu di Cheikh Tidiane mais li gën a am solo mooy rakam mu di Mamadou Sakho Jigal
daan liggéey su suuf mais mu ne man léegi dem naa ba gis loo xamante ne lii jaratul man may liggéey suuf dama naan fang tey yàlla def muy yeb benn oto ak mbooloo ñëw seet sama solo leen yére yu wert jël lu bari si ay t-shirt jox ma ne ma maa ko dolli ginnaaw ni tey na nga considère ne man ak képp ku ma yaakaar wala ku may àndal ñu ngi sa gannaaw tey di la jàppale. wax nga dëgg kili wax na dëgg moom wax na dëgg ma daal ñu ne waaw. beneen bi des ñooñu buñ ñëwee te dama ne kenn demoon waaye ñooñu ñëwaat nañu parce que mosuñoo feeñ mais ma wax ne ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak sama doom Able ak mbër yi ñëw mais ñooñu ñu ngi seen gannaaw ñu ngi si gannaaw ki nga xam ne mooy Salimata Ndione te noonu ñooñu bu ñu ñëwee taxaw dama yaakaar ne yenn kaw ku fi jógee loolu bu dellusee la ñu daan am day yokk mais du wàññeeku loolu moo tax ma ne am nañ yaakaar te seen mobilisation tey bii wane na ko moo wax ne nag jamais gagnant je l'aime bien moom parce que xam nga yenn kaw lay watee taxaw na fi ne ren moom dana gañe yenn kaw parce que du watee yenn géej fii lay watee si yenn kaw loolu mooy wax ji waaye dama koy wax ne ren wóor na ko ne mooy gañe yenn kaw mais ma ne que na dem tëddi gis nga nañ ko daan def noonu lañ koy defaat bu soobee yàlla le 23 yenn kaw bureau nañ ko gañewaat. may wax ne rek lang gi ngeen am kaar-kaar lang gi ngeen am si politique defe naa néew na ku ko am parce que suñu communicateur traditionnel mu di Maodo day wax ba mu nekk mu jël ndënd yi tëggee dam du ko mu la neex sa géwél tëggal la de gaa ñi fi ne woon bii am nañ ñaari géwél wala ñetti géwél ku fi yaram na la tëgg Maodo rek a kay def kon Maodo ñu ngi gërëm seen sën moo tax ma ne yëf yi duñu benn li am de am na lu ko waral dama ne gaañee la soxla ñoo la bëgg li nga daan géwélu VIP nga bu ko mës a dindi géwélu vrai VIP nga fii si yéen te nag ku bëgg a jot ku bëgg a jot si pouvoir il faut que mu jige la buñ la jigewul dañuy jaar si mbooy ji rek di dem waaye langue gii laa ne équipe boo xamante ne liggéey na ba yor mairie ñaar fukki at équipe boo xam ne liggéey na ba nekk premier vice président conseil départemental du Tëngéej yëpp équipe boo xam ne liggéey na ba fala député à l'Assemblée nationale équipe boo xam ne liggéey na ba Macky Sall dénk leen lépp luy suufu Sénégal dama ne équipe boobu amul yéen équipe boobu fii rek la am amul si keneen donc bu ma ne équipe bii nekk fii tey mu di équipe boo xamante ne bii équipe bu liggéey yéen ba taxaw yegg fi ñu yegg mais duñ ko weccoo waaye yéen duñ ko weccoo ak ñoo xamante ne mais CI la ñuy tàmbalee bu ñu leen joxe mairie bi CI la ñuy tàmbali parce que ku masul nekk conseil municipal xamoo commune ni muy doxee xamoo lu am ñu ne nañ la joxul commune surtout fi yéen toll ak fi mu jëm dama ne loolu waaye yéen duñ ko def parce que bëggu ñoo dellu gannaaw 10 ans en arrière. maay doomu jiw maa soqe ko ci fii ca kaw fi ma jaar ku fa jaar waxuma neewlu ni fi ma jaar mën naa tax ma ñeme ne mën naa ci bii boor waaye mën naa ci bii boor ma ne gaa ñi dama leen di laaj ñii xëccu yeen xam nga suñu liste ren dafa am lu si yokkul am solo mu di ay xale yoo xamante ne génération bi ñuy tàmbali booba temps la ñuy tàmbali génération bële
bi ñuy jot pouvoir local bi booba temps la ñuy jàng ñoom ñoo ñuy defal bilan wu éducation mais dama ne en 2002 man laa wax de man am na ñu fi nekk ne ay milliardaires la ñu seen société am na chiffre d'affaires de 8 milliards la ñuy def par année am na ñu ne directeur de société la ñu waaye dama ne 2002 maa jël 5 millions jox ko Alpha Samb ana Alpha Samb mii maa ko jox 5 millions nekk tabaxal ma changel ma centre social bi nga xam ne moo nekk yéen ñu def ko collège xale yi di si jàng Alpha maa ko jox te moo ko liggéey. dama ne booba temps ma ne ñooñu fan lañ nekk ndax ñu ngi woon yéen wala nekkuñu fi wala bëggoon nañ yéen wala bëgguñu yéen moo tax ba may xeex si éducation ba may xeex pour njàngu xale yi kenn fekkuma si lu mooy yàlla ak ñi nga xamante ne ñoo ma doon jàppale te loolu nañ def ba collégien bi taxaw donc lu ngeen sox dëggal kii Guèye nu mu tudd kii wax sànq non Matar Gueye bi yore parent d'élèves bi wax na sànq si collège bu bees bi mais collège bi xam nga bu fekkee man dama def plan def délibération créer collège man ñun laa wax de wote budget tabax classe ba mu yegg clôturer wut bureau tabax lépp ba mu sotti xale yi commencé jàng collège bii si mbooloo laa wax de maa ko délibéré maa ko tabax maa ko équipé xale yi di si jàng waaw boo ñëwee ne da ngay jekk-jekkal da nga si def ab classe photo ay nit ne parents d'élèves dañu si yokk genn classe dañ sa ndànga mais loolu yomb na nañu sos mais ka defal nag ba mu yegg mais def si benn classe wala yokk si leneen mais loolu ku mu la neex nga def ko fekk da nga wax ay milliards waaye dama ne li fi am ñun ñoo ko si wàllu éducation te nag bu nu kenn foowe bu nu kenn nax bu kenn nax ñi nga xam ne ñoo nekk yéen dara lañ fi deful li ñu bëgg daal mooy li xew yéen moo xew si dëkk yëpp moo xew si commune yëpp ay nit nag ku mu la neex nga ne dama bëgg mairie bi waaye nag mairie bi yéen waaye yéen ñooy fal ka fay nekk te waaye yéen nag ñii la ñu bëgg ñooy fal te bu soob yàlla noonu lay amee le 23. nangu li yàlla dogal doo sonn sa xol bi jeex nangu li yàlla dogal doo sonn sa xol bi jeex. bon nag maa ngi jeexal parce que bu ñu toppee day gën a guddi vraiment présidente maa ngi lay gërëm bu baax. yow muy responsable lu yéen di coordonné benn bokk yaakaar si yéeni kaw di gërëm di sant ñi nga xam ne ñëpp ñoom nga àndal mu di Daouda Ndione di gërëm Oumy Diallo di gërëm sama doom Yaku Mbaye di gërëm Salimata maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Salimata Ndione di gërëm it ki nga xam ne mooy Koumba Ndiaye nekk si investi ak Aminata Ngom Aminata Ngom yum mi nga xam ne bu yàlla dogale Aminata Ngom dana nekk conseil bu fekkee góor gi si falu te xale yi moom comme njare bu soobee yàlla mais xale lañu ñu ngi commencé 2002 mais ñooñu bu ñu nekk si ab liste fas ne ñu fal leen mu di Ibou Dieng di Alaji Dieng di Madoun ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk yenn kaw duñ jàppale dama ne nu mu tuddati lim naa Cheikh Tidiane Jigal Cheikh Tidiane Ngom yegg na gis naa ko sànq mu nuyu ñu yéen ñëpp yéen a ngi fi ku ma limul nag ma baal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne waaye yéen i kaw yéen ñi nga xamante ne yéen yor benn bokk yaakaar te ànd liggéey ba fàtt naa Kumba Sow bu APR vraiment ñu lay gërëm bu baax Kumba waruma laa fàtte ñun ñëpp nañu continuer liggéey bi ñu doon def porte à porte gérer li nga xam ne am nañ ca ba le 23 bu soobee yàlla maanaam dimanche gannaaw suba ji bu dellu see rek la soreetul liste matatul fukki fan cadence bi ñu yor nañ ko continuer maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ngeen may mën a ma gërëm waa Njangal démb li ñu def Njangal laa wax de te nag waa Njangal dañ ñoom dañu yàkkamti rek mais dañu doon doxantu ma ne nañ dem dellu si waat quai de pêche bi mais gaa ñi bëgg affale mais bu soobee yàlla le 20 noo ko tuddee grand théâtre le 20 dama ne le 20
maa ngi leen di jox yéen rendez-vous au Grand Théâtre foofu la lépp di leeral dama ne ku ñuy dëkk laa wax ku ñuy dëkk dama ne ku ñuy dëkk mais lamba jeeneer ak sabar yi waaye dama ne buñ demee ba jaaxaan way dëgg des ñu war a sëgg comme ni ko moo doy waxee mais gars yi seen mbokk dañ leen yeddaat dama ne fii laa wax ku bëgg a falu yéen da ngay ñëw si lang gi moo tax jamais gagnant Pelé ba ne waxal ak moom parce que yéen naa ko pour mu ñëw nekk na dellu sa gis nga bu ñëwee fii dana ñam tuuti nguur foofu laay jeexal maa ngi leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf